salaamaaleykum mbokk ñi seetaan à travers MPROD TV may amaat mbégte ak contentement di fekk ak yéen nee naa leen saa su ne nii lay demee tubaarikàlla maa ngeen di jàkkaarloo xale bi nga xamante ne moom la sàjjal boppam ñetti tur Jami Gueye Mati Mbaye Dada doon ñetti tur tubaarikàlla lépp ci biir MPROD lay xewee mais tey nag mooy ñëw ba fi nga xamante ne mooy RFM fekk si fii ko mag Sidath nuyu naa la. Jami maa ngi lay fay. di la nuyu. di la ziar et puis di nuyu internet yi nga xamante ni ñëpp ñu ngi suivre MPROD. dina wax ni dalal leen nag jàmm. Sidath dañu dugg directement ci waxtaan wi mais il faut nga laal ñu tuuti say début. sama début. xam nga nag bon on est au Sénégal. li ma naan fu ma jaar ku fa jaar takk ban c'est la pure réalité. parce que ñun Sénégal bi ñëpp am nañu ay jaar-jaar. waaw ndax loo wax sa jaar-jaar rek am na koo xamante ni que aussi muy jaar-jaaram. waaw gën na tar. waaw metti na. mais comme sama jaar-jaar nga laaj man. nga ma laaj man spécialement. sama jaar-jaar. waaw comme ce que j'ai dit tout à l'heure rek nekk un jeune. boo xamante ni yàgg gëm boppam. nekk sama koñ. nekkoon benn animateur boo xamante ni que yàgg naa toog di bégal maanaam waa koñ bi. tamit mën naa wax ni tamit xale yu bëri ngénte naa leen. gis nga am na solo lu am solo la ñu dikkal noonu macha allah ci li nga xamante ne mooy wàllum carrière am ak jaar-jaaram mu mel ne Sidath yow bu ñuy wax RFM. du ñu wax RFM jéggi la. yàgg nga ak RFM début RFM fi la la fekk mu mel ne tey fi la RFM waroon teg ndax RFM dafa liggéeyaat lu bari mu mel ne nga nekkandoo fi nag ay nit ku mel ne DJ Boubsou mais mu mel ne dañuy gis ba nga nekkee DJ Boubsou biir RFM ba TFM daf mel ne jëloon DJ Boubsou teg ko sa kaw. donc Futurs Médias c'est mon bébé. RFM c'est mon bébé. maa ko ngénte. maa ko laax. maa ko ceebu yàq. ba teg ci soos. dégg nga lii. waaw ndax xam nga boo gisee ma wax loolu mooy. jaar-jaar dafa am solo. Boubacar maa ko dalal fii. ndeysaan. waaw 9h midi man maa ko yoroon. fii man maa ko jëkk démarré tàmbale ko à partir de 9h. ndeysaan ba midi après dalal ko. donc ñu jox waaw comme toujours parce que aussi kër gi dafa yaatu. ndeysaan aussi ku ne xaj na si. waaw donc ba yàlla dogal aussi tam mu ber daaram. nekk ci leneen. donc c'est ça mais kanta jël nit teg sa kaw. loolu ça dépendre dafay dépendre rek. ci nit ki. man gisewuma ko noonu. parce que rajo bi Sidath kese mënu fay nekk. mënu ma fi nekk le matin ba jusqu'au soir c'est impossible. il faut que ma nekk fi ak sama ay yeneen morom. yoo xamante ni que aussi dañuy liggéey comme man. ku ci nekk rek bay si sa waar. parce que rajo noonu wax. rajo dafay soxla personnel. et que Sidath rek ne peut pas gérer la rajo. mais aussi dañoo xorom laas tamit ci biir cin bi. xorom ci biir cin bi am na solo. xorom nga ci biir cin bi macha allah nee naa ne lépp ci MPROD lay xewee tubaarikàlla li leen jaaxaloon lépp fi leen koy teg waxtaane ko mais bu yàggul dara ñu gis sa problème ak Mame Goor Diazaka. muy problème boo xam ne yëngal nga àddina nga ne ko li tax teguñu ko mu il paraît que dafa enregistré une émission. non loolu ça s'est pas passé comme ça. loolu ñu si. c'est-à-dire man loolu su ma sañoon sax duñ ci wax. parce que xam nga lu tax. am na yoo xam si day détails. yooyu c'est ay détails yu ndaw la. mais ay détails la mais tey am nañ ñoo xamante ne. yow yaa nit ki. mën ngeen bañ a am problème. mais cadre liggéey bi. mën ngeen ci werante. mën ngeen ci werante. te fekk seen diggante dara newu ci. waaw les cadres liggéey boobu pour ngeen da ci werante tey nit a ngi bëgg Sidath di la seetaan nit mi ngi bëgg Mame Goor di la seetaan nit a ngi toog fee nekk nit ku neutre mais day bëgg a xam. waaw da ngeen ci ñëw. xam bi y a rien de grave. comme ni ma ko tënkee rek. ku ne ci entreprise. di nga werante. moo xam ak sa directeur des programmes. wala sa directeur. wala sa beneen responsable. wala soit sa collègue. ngeen werante ci liggéey bi. mais entre yéen ñaar kese. amul problème. mosu leen werante. liggéey nag moo demee noonu. c'est pour rek mieux faire. c'est pour rek indiwaat. pour rek def lu baax. loolu kese la mais sinon loolu moom c'est des détails. waaye Sidath ku ne Sidath mais TFM ñu gis émission bi nga xamante ne mooy Kakatar. nga xamante ne mu ngi lëmbee biir TFM di lëmbee àddina mën na ne sax ban annonce bi yaa ko defoon amoon nga ci ay rubrique mu leen jékki-jékki gisatuñ ci Sidath. lu xew. waaw lu xew mooy li ma wax rek sama entretien bu mujj. ban koy tàmbali au début.
mën naa wax ni émission la bu ma sentir parce que c'était nouveau. lu bees. yoo xamante ne que ni muy jox Sénégalais yi. parce que man j'ai pas froid aux yeux lu ma fi wax nit rek laay wax. dëgg la fii dafa am loo xamante ni que. bu ñu koy wax nañ ko teg ci dëgg. ba nit ki bu lay jàpp na la jàpp ci dëgg. dëgg la nit ki bu lay ba na la ba ci dëgg. surtout. que mooy. émission boobu. émission la bu ma gëmoon au début bi la parce que tu sais pourquoi. dafa beesoon ci Sénégalais yi. dafa nekk lu bees. xam nga dans la vie. moi je n'ai rien contre personne. mais des fois on mélange des choses yi nga xamante ni que yu méngoowul. exactement ak li nit ki soxla. au fait parce que du lépp ne mën a jaxase. nit aussi. tu peux pas être au four et au moulin. il faut tamit ñuy xam loolu. loolu man maa dem ba ci biir sentiratuma ko. ma waxtaan ak sama directeur des programmes bi nga xamante ni que moom mooy producteur émission bi. xamal ko ne ko émission bi sentiratuma ko. loolu kese la. kon yaa toogal sa bopp. man maa toogal sama bopp. waaye. mais gisoon na Sénégalais ba léegi soxla nañ la ci émission boobu di kàkkatar. waaw mais Sénégalais. ñoom xam nañ Sidath. moi je suis là pour les Sénégalais. li ma mën a fournir ak li ma mën a joxe. c'est au-delà de ça. en fait xaw ma est-ce que dégg ngeen wax. si. Sidath mérite autre chose que sax ay rubrique dem defi leneen après ñëw non. lii nelaw ci man bëri na. su ma toogee na tekk ne tàcc rek. dafa am lu tax. li nga sama toogaay bi ak fi ma fekk nii. fii kilifa gi. dafa am wax yi ma daan wax. te ngor googu moo fi teg. ngor googu moo tax may def lu ne. ngor googu aussi mooy tax may nangu lu ne. man wax nag dafa neex waaye dëgg. waaw mu mel da ngaa taxawaayu doyen. voilà maanaam da nga yàgg ci kër gi. waaw da nga yàgg ci kër gi da nga yàgg kilifa gi. fekke lu it lu bari. lu bari. waaw kon yaay magu xale daal. non gis nga comme magalul sax. man xam naa may kan. ndax léegi dañ toll foo xamante ni que. mën nañ wax ni pour nit ñi sax nu jox la cër. dafay jafe. ndax léegi ku tëb rek ne maa mën diw wala diw duma moromam. gis nga ba ci borom kër gi sax. ku bëgg feeñ. il faut nga tudd ko moom pour fël la. loolu fi na ko fekk. dañ na pepp moo gën yuréet. mais barigo bu deful dara. day bëri bruit. bokkul nag barigo ci mbartal. ndax puus mu dem. ñàkk puus mu dem. xam nga lu jar a ñaan. am ñaanu waajur. mooy lépp. c'est très important. mu mel ne tonton Médoune boo déggee wax Sidath ji maanaam xam nga lu muy wundu daa mel ne xale yi fi mu ne nii dañoo bëggatul dara escalier moom dañoo jaar ci escalier yi ba rampe ba yéeg mais xale day ñëw rek laal ascenseur. waaw ñu moytandu ko ascenseur tey jaay si jaarukaay fële Sidath bëgg a ñëw ak tey yéen mais Sidath tey ku ne showbiz. xam ni fekk nga ci lu bari. tey mën nañ ne bu dee wax bu ñu dee wax bibliothèque nga ci showbiz. ban nga gisee showbiz u démb ak tey maanaam clan yi am ci showbiz bi léegi rayante gi ma ñëwale ci rek ci lu mel ne Kaaw Waly Seck ak Sidi Diop yàggul dara. bon foofu lu moo ci mën a wax. lu ndaw la. gis nga showbiz. métier bu noble la. te il faut que nu joxante cër ci suñu biir. showbiz buñ koy wax. du xuloo du xeex. du defante. du ay waxante lu ñaaw. wala soit ku ci nekk di wan sa morom ne nii laa toll. déedéet il faut être noble dans la vie. gis nga showbiz. ñun luñ ci am ci expérience bu ndaw. parce que aussi fekk nañ fi suñu ay mag. ñoo xamante ni que dañ daan doxal tey si ñooñu ñu xool ñun jël def leen référence. ku mel ni man dafa am ñoo xamante ni dama leen jël nawloo leen. def leen référence. ku mel ni ay Michael Soumon. nga xam ne c'est un grand monsieur. que je respecte beaucoup. DJ Prince de la RTS. nga xool ko nu mu mel ak nu mu yàggee ci affaire yi ak yaram ak tegginam. y en a d'autres encore qui sont là ñoo xamante ni que c'est des références. et que lu ñuy may loolu moo di bëgg dara ngir ëllëg. showbiz nag boo ci nekkee et tu crois que il faut que nga wax lu rëy pour def buzz. wala soit nga clash nit ki pour def buzz. wala soit nga am noo doxalee. pour def buzz wala nga wax ay wax yi ñàkk teggin. pour def buzz. gis nga loolu boo ko defee. sa bopp nga koy def te sénégalais yi ni ngi fooyee loo xamante ni que rendre luñ ci compte ndax internet bi ñuy fooyee xamuñu lépp luñ ci def xam nga kan nga koy réccu boo demee ba màgget. ndax internet fii ba 100 ans. fii la lay xaar.
nga dem ba nekk mag moo xam góor wala jigéen ngay mag wala ngay ndaw loo def ci internet bi nga dem ba màgget après ñu tegal la ko say sët di ko xool say sëtaati sët di gis yow li nga doon def et dans ce cas là ci ngay rendre compte ne man ba ma nekkee jeune li ma doon def kon dafa ñaaw moo xam ne kàddu gu ñaaw wala wax ju ñaaw wala jëf ju ñaaw pour répondre sur le cas de Wally et Sidi Diop c'est des détails xam nga man sànq nee naa la man nekkuma ci ay détails gis nga lu may conseillé benn Sidi Diop xale la te bu mu nangu yéen nii te gis nga ñi leen di boole fan sii rek lay nekk bu mu nangu yéen nii la nouvelle génération d'aujourd'hui bu ñu yàkkamti bu ñu fi nekk di def affaire yi même bu fekkee ni sax gis nga ñoo xam ne dañ naan la Sidi Diop Wally de moo def lii moom ci boppam warul nangu loolu bu dee xale la bu fekkee ni moom jël na Wally mu def ko référence am parce que tamit en aucun cas man gisuma Wally joxuma 1 franc mën naa ni daaw laa gëj a gisanteeg Wally daaw ba ma ko invité fii Futur Média mu def émission bu nice dama je ne parle pas de détails daaw laa gëj a waxanteeg Wally moom xam na man xam naa mais Sidi Diop yenn ni waru ko nangu parce que gis nga xale da ngay respecter sa mag te Sénégal il faut nu am tamit culture boobu ki la mag nga respecter ko nga jox ko cër loolu c'est très important aujourd'hui on peut pas être là et que tey Sénégal xale yi léegi respecter tuuti mag ñi ndaw ñi tamit xamuñu fu ñuy teg seen tànk mais mag ñi ëllëg duñu yërëm dëkk boobu buñ ci nekkee fan nañ jëm génération bi ñëwaat après da ngay gis koo xamante ni tamit Sidi Diop moo koy mag mu gis xale bu ndaw moom tamit di ko manquer de respect ba dafa ni fii laa lii laa gisoon mu def ko Wally kon il faut ma def kon moom pour percer est-ce que ba nga déggee coow li ba tey da nga gis ci Wally mu génn non mais Wally wax nañ ko fi lu gën a garaaw ay li Sidi Diop di wax da nga ko mës a gis mu tontu loolu mooy grand nag man loolu laay nawee artiste dafa man artiste dafa am lu ma lay nawee dafa am li artiste yi def man naw la ca ndax Wally boo seetloo lu coow li bëri doo gis mu génn wax du wax parce que mi ngi ci leneen te aussi li mu def sénégalais yi ni ngi koy gis gis nga wax ji jarul wax xam nga lan mooy lépp jëf surtout parce que wax ji ku nekk mën na ko Sénégal bu naan gis nga bu ñu doon jël coupe d'Europe wala Champions League ci wax Sénégal jël paie barki Serigne Touba Mbacké xam nga tax Sénégal di jël paie ndax Sénégal danoo wax a wax ba kañ a génn seeni gémmiñ nan la ku ci nekk non bi ñun li ñuy wax buñ ko doon wax bu fekkee ne heure bu ñu waxee suñu dëkk développé kon heure bi ni ngi ci ay gratte-ciel mais boo xoolee wax ji boobu ba tey ban njëriñ la ñu amal amaluñu benn njëriñ chaque jour on ne parle que des détails dans ce pays et puis c'est ça qui est désolant on ne parle que des détails duñu xool lu am fu la ñu wax ko duñu xool lu am fay du ñu wax ko tout le temps ni ngi xool tey lan laa mën a wax ci lu ñàkk solo ba mu nekk buzz lan laa mën a def sidaat lu ñàkk solo ba mu def buzz wala lan laa mën a wax sidaat ba mu nekk loo xamante lu am c'est pas ça qui nous intéresse Wally Seck c'est un artiste il fait son chemin il a grandi et il est mûr boo koy xool da nga koy naw te jox na mag ñi cër xam na mooy kan il fait son chemin et te mi ngi prouver loolu nag àndul ak wax moi je le félicite et je lui dis clairement que beau vent na continuer nii comme ça lii bu ko continuer ba nekk ba gën a majeur dafay nekk mag bu am personnalité mais bu toppee ay tontonte bu kii waxee fii nga génn tontu écoute après dañ naa écoute mais Wally il n'est rien man lii laa gëm artiste dafa am nu ma lay nawee mooy nga am fulla am fayda mais nga am personnalité surtout voilà wax ji am na solo tubaarikàlla fu mel ni ku nekk rek mën na ci jël référence ci li mu wax nii macha allah muy wax ju am solo tey jii àdduna bi mettiwut mais nit ñi ñoo metti àdduna bi fa mu newoon fa tey fa la nekk nit ñi ñooy changé comportement yi ñooy changé voilà art bi dafa yaatu ku nekk da ngay bay sa waar nekk lu ñuy wax nii dans l'air libre bàyyi ko mu dem mais lu ñu war a jëfe la mu am fu mu yóbbu suñu art culture Sénégal dafa riche
macha allah ci côté yëpp nag. foo ci làmb rek dafa riche. waaw mag ñi jox cër xale yi tamit delloo cër gi mag ñi waaw ndax foog ñu cëralante rek daal di mën a. da nga naan ndaw ñi jox cër. mag ñi yërëm xale yi waaw. mag ñi mën a yërëm xale yi. waaw surtout. loolu buñ ko defee. réew mi mën na changer. mais bu fekkee ni xale yi. joxuñu cër seeni mag. écoute dëkk boobu fu mu jëm day graaw parce que génération bu ñëwaat encore dañuy topp seeni tànk day gën a continuer. te loolu nag bu demee ba am ci dëkk. dina dem benn mois boo xam ne ñaanu ma ko yàlla mais dañuy dem bay tiirantey pistolet. te loolu ñu ci yàlla musal. bu amee ci dëkk dinañ dem ba tiirantey pistolet. parce que boobu boobaa yërëmante moo dul amati. waaw xol yi day wow. xol yi dañuy dem ba wow. rancune bu bëri. waxante bu lu ñaawle waxante lu bon li. bu yàggee ñu def yeneen jëf yoo xamante ni daf ñuy jaaxal. yeneen jëf yooyu nag ci la ñuy ñëw jëf yooyu di jaaxal dafa am yenn si yoo xamante ni fi mu ne nii nag moo lëmbe àdduna mooy ki nga xamante ne mooy Mo Gates fi mu ne nii mi ngi toj dëkk bi ñu gis si bu yàggul biir États-Unis mu yóbbu fa ay artistes mais ci biir yóbbu bi Mo Gates ne daa indi lu bees tàq muy lan ñuy balee ko fobeere xaalis bi ñu gis ci ay artistes yu sëgg di juróo di kii di def yoo xamante ne doy na war daal yow ba nga seetaani vidéo yi nu mu la def. Ça m'a pas plu. Pourquoi je dis que ça m'a pas plu? Moi, je n'ai rien contre Mo Gates. C'est un Sénégalais. Ouais. Il a fait son travail. Yàlla def mu ñafe life am. ba teg ci. mën naa wax ni xale. am na fooy toll doon xale. mën nga def fi xale. mais yow mi ko mag nga nekk mag. xaw ma ndax dégg nga wax. xale bu ndaw bokk. du jël ay xale du jël ay mag. def leen ay buubu golo nii tëb di daw ci ay garab bi bërëngoog di raam nu lay baleel non écoute il faut qu'on se respecte un peu c'est important bañu ma ko ma may de dinaa jël mais doo ma def loolu li tax may ji may ku ma gis du ma ca naw loolu nag c'est la noblesse il faut nga xam yaay kan ku la may di nga jël mais ak na nii mayee mais pas def la golo benn buubu golo ngay bërëngu quoi ñii di plonger ci kaw piscine yeeg ñii di c'est-à-dire nu def la golo quoi golo xam nga golo du xam nga golo parkaan golo gars yi di naaw Mo Gates di ree moo xamul ma leen di jàppee parce que dafa naa ay buubu golo la fi nekkal non écoute parce que nit da ngay am classe te classe dafa baax ci nit mooy nit ki mën na la may mais ak na mu lay mayee Mo Gates dafay foo rek il est jeune xale la il a son argent il fait ce qu'il veut dafa toll ci digg àddunaam yor xaalis boo xamante ne bu ko neexee mu def lu ko neex mais Mo Gates ne pense pas que li muy def nii c'est pour toujours de déedéet man dafa am lu may nawee nit mooy yor nga moo ni ñu ne ok mais dafa am aussi noo koy joxe Sénégal nga dëkk Sénégal nga juddoo fa nga yaroo Sénégal ngay tiitaroo man dafa am geste yooyu def mu neex ma tey Sénégal ñu sonn bari neen tey social buñ koy wax du nii nañ koy defee ay faux non tey hôpitaux yi rek boo ko xoolee y a combien de gens qui souffrent am na ñoo xamante ni tey bu ñu amul benn garab wala ñaari garab dañuy faatu. ñi def dialyse la. ñi def dialyse la même chose. y a combien de gens qui souffrent au fait tey problème yu ñu am ci réew mi bëri na xoolal ñi nga xamante ni que seen xel yi dañoo tàqali ko ak seen sago nekk ci mbedd bi amuñu sax fi nu dëkk amuñu sax conditions yi ñu leen teg xamul ndax ni ngi lekk wala ni ngi naan problème yi nekk ci dëkk bi bëri na mais Sénégal caaxaan moo leen gën a lépp quoi caaxaan foo et puis dafa mel ni loolu mooy dundal seen xol moo gën mayo fi lu fi nit amul parce que ay mayo fi lu fi nit amul gars yi ni ngi ne tekk nag di ko xool man xam nga kan laay xam ne kii yor na nga yëkkati 100 millions na ma am maa la ko may si daal ma ne 100 millions ma xam ne yow may nga nit lu nit mayul nit quoi mais ay 1 million 5 millions 6 millions mayoo fi nit lu mu amul. dëgg la peut-être xëy na ñi ngi koy may. waaw ñoom noo wane seen njàkk ngor. wane ne dañoo xiif moo tax mais dëgg la dañoo xiif. xiif mel ni. moo tax ñu def leen ay buubu golo.
bon xam nga dëgg du romb ay nopp macha allah mais man d'après li ma ci xam am na si ay direct yu muy def Instagram. ay direct. waaw di fa may xaalis direct ay ñoom te dañuy dugg waxtaan bi du sax duré problème bi laa am na ku lay jël suuf fi nga toog la lay orange mën na ko ma wari. waaw mais ba tey loolu c'est bien. mu ngi koy defal ay nit parce que bu fekkee loolu lien bu direct la. waaw man loolu je suis pas contre. ñu koy parce que lien boobu la am. mooy c'est-à-dire connexion bi mi ngi daw. ku ko wax problème am mu faj ko. ñu koy di faj foofu yow Instagram. d'accord man loolu je suis bien man loolu je suis d'accord. mais yow daal li nga mere mooy. moo ma li gënal di buub. moo ma gënal affaire de buubu golo yi man. ku la wax problème am nga faj ko parce que soxla na ko. moo xam la mu koy faje est-ce que yaa ngi dégg. mais def leen lii ma soog leen jox lii loolu c'est du chantage. bale xaw ma fa beere. waaye moo xam lu mu ci mënti doon. mais daal je trouve que ni loolu. c'est pas bien. c'est pas bien. et que man loolu man rafetlu ma ko daal. je le dis sincèrement parlant. je n'ai rien contre lui. c'est un Sénégalais bëgg na boppam gëm na boppam na ko ñëw prouver ci réewam. te nu bàyyi wax ju bëri ji. ok te ñu bàyyi ak wanewu bi. nit amoo fi lu fi nit ñi amul. gis nga suñu juróomi baaraam yi dafa ëppante. loo am lu ne am na ko la ko ëppale. ne tekk toog. fii loo fi wane rek am na nit boo xamante ni que mën na def triple bi te defu ko. ne tàcc toog. am na nooy defee sa social di ko wane pour te faire voir. am na ñoo xam ni nga koy def si suuf te kenn du ko yëg. dëgg la te nag gis nga joxe dafa am nu ñuy joxe boo ci bëggee am yàlla. xaw ma nag ndax yàlla bi nañ ciy seet wala soit nit ñi nañ ci bëgg. parce que ñaar yooyu bokkul. gis leen ma ak tamit may def te yàlla tax bokkul. ñaar yooyu bokkul de. te yàlla tax dafa ëpp lépp solo. def te yàlla tax loolu sa diggante la yow ak sunu borom. bu fekkee ne gis leen ma nga bëgg mooy d'accord mooy xool leen ma. vraiment mooy diw mi ngi joué xaar mooy yónnee fa 5 millions. da ngeen bëgg nangam mu tegal leen buubu golo ne leen def leen nii ma def nii mais écoute. buubu wala daal dina ko rey rek. non mais dëgg la parce que ay buubu golo la ñuy def nii. voilà mu nekk kàddu am solo kontaan nañ ci daal. il faut qu'on se respecte un peu. voilà c'est important Sénégal ñun dañoo am ay mag yu baax. mënuñu yaakaar Serigne Touba Xaadimu Rasuul. muy nga xamante ni que sunu sak la sunu ndam la. sunu lépp la. yaakaar ko tey ak ëllëg fu ñu jëm. ba pare yow nga ne man je suis mouride je suis taalibe Serigne Touba ba pare du doxale yenn doxali nii. gis nga doon taalibe du lu ñuy wax. il faut qu'on arrête. ay taalibe laa maam Alaaji Malick mooy sama sëriñ wala maam Baye Laay mooy sama sëriñ wala taalibe Baye Ñas laa te li ngay def yow bu doon sa sëriñ du la ko sant. sa sëriñ rafetluwul li ngay def. loolu mënuma jàpp ne yow ab taalibe nga. il faut qu'on se respecte. su ma doonee taalibe Serigne Touba lu may def damay def loo xam ne danaa ci am Serigne Touba wala ma am ci maam Alaaji Malick wala ma am ci maam Baye Ñas wala ma am ci maam Baye Laay te loolu nag dafa am nun koy doxalee pour nga am loola. am na solo. mooy yar bi mooy teggin bi mooy xam bu baax a baax ni ngay doxalee sa diggante yow kese ak sa borom ndax boo amee 5 kër ci benn ngay fanaan nga am 5 oto 10 oto benn ngay dawal sëgam boo amee 4 jabar sax kenn ngay tëddal ndax 4 ñëpp doo mën a fanaan ñoom toujours kon il faut nga xam ni ngay doxalee sa life te ëllëg lépp dafay jeex li nga yor yëpp doo ci yóbbu 1 franc kon tey ngaa profité rek def ci lu baax. am na solo mu mel li nga ne dafay jeex mu mel nag fi mu ne nii moom Sénégal suñu jeunes yaa ngi jeex. waaw mais loolu moom. ba tey def nañ sax deuil national. waaw mais man loolu xam nga kan laay waxal. c'est l'État directement il faut le dire. c'est l'État. gis nga ñun ba ñu juddoo ba tey mi président Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall. jeunes yi mësuñu leen yërëm. jeunes yi dana mës a souffrir. jeunes yi dana mës a misère. fii ngay gis ñoo xamante ni que ci état rek na ñuy nekk bu ñu duggee état ci la ñuy nekk ay millionnaires. ci la ñuy nekk ay milliardaires. ci la ñuy am seen teranga yëpp ci biir état bi te pourtant ba ñuy dugg ci état bi de amul na nekk nu woon ci condition yooyu. mu mel ni kon état place rootekaay la. te pourtant bu ñu gisee léegi sàcc boo xamante ni que dafa sàcc xaru jàmbur da nga koy door mu dee mais ñun dañoo am ñoo xam ne c'est des voleurs de VIP mooy dañuy sàcc say milliards yu bëri te saa bu ñu xëyee di leen tàccu naan leen félicitations vous êtes les meilleurs. xale yi di dee guddeeg bëccëg suba ngoon te pourtant am neen papa am neen yaay am neen ay jabar am neen ay doom te pourtant bu leen mettre dans de bonnes conditions mais am neen ko milliards yi ñuy dégg yëpp dëpp ba ñu juddoo ba tey dégg milliards. ñu nekk 14 millions d'habitants dans ce pays
ba léegi mun noo dimbali jeunes yi ba nii ba tey jeunes yi tamit da ngay sacrifié wu ndax ku si ne tamit sa ngor nga am. mel ne fi mu ne nii daa mel ne liñ naan tonton Médoune liñ naan rangoñu baadoo lay mooy siim cere buur yi. mais dëgg la. rangoñu baadoo lay mooy siim cere buur yi ndax baadoo lay boo xoolee tey ñi xamante ne ñi mel ne man seen loxo jotu seen ginnaaw suñu frère yi amul dem ci benn gaal doomu patron bu dugg ci gaal patron bi ci gaal amul benn doomu état bu dugg ci gaal gi. amul benn doomu kilifa bu dugg ci gaal bi. surtout baadoo lay rek ñun baadoo lay nooy dugg ci gaal gi. joma leen sonal. waaw parce que tamit xale yi nu mu mënta demee rek jom moo tax ni sacrifier seen life. dama lay tey ni ngi dee mais dee boo xamante ni ci ngor ci jom. parce que bu leen neexoon toog fi di sàcc wala agressé wala nekk ci leneen. te loolu ku ko bëggoon doo jéggi gaal gi. doy na waar te li ci garaaw mooy xale yi dañ taxaw si daat ne ñoom ñëpp pareeguñu pour bàyyi. man de xam nga lu ma leen di conseiller en tant que frère. su doon man. dama leen wax stand by. parce que xam nga même bu dul dara. nu xool sax. ñi nga xamante ni que vraiment ndox bi mu ngi leen di jël. nu xam ne ñoom tamit seen yaay yi soxla neen leen. seen papa yi soxla neen leen. seen jabar yi soxla neen leen. seen doom yi soxla neen leen. et que pepp moo gën yu rek. et que li am solo mooy nu gars yi nu dalal xel yi. nu dalal xel yi bu baax. mais aussi nu bàyyi géej gi. parce que kenn conseillé wu leen. pour nu dem géej gi. jom rek moo tax nu di ko def. bëgg tekk rek moo tax nu di ko def. mais bu nu sañoon billaahi am lu nu bëgg ci seen biir réew. kon gars yi man dama leen di ñaan ci barke Cheikhul Khadim mu nu bokk ku dégg sama message bi maa ngi lay ñaan bu fekkee taalibe Cheikh Ahmadou Bamba nga taalibe maam Alaaji Malick nga taalibe maam Baye Niass nga taalibe maam Baye Laay nga ci barke ki nga gëm ci sa xol maa ngi lay ñaan nga toog te yàlla rek tax te xam ni yàlla gëmul nelawul gis nga li ngay jot ala kulli xali duñ ci jot ngeen bañ a jaay seen bakken ci géej gi ndax aussi réew bu demee ba amatul ay ndaw dëkk boobu yaakaar naa ni dootul demeti te aussi liy doxal réew ëllëg c'est avenir bi c'est la jeunesse donc vraiment maa ngi leen di ñaan gars yi ngeen teg lépp ci suuf ngeen toog te yàlla rek tax barke Cheikhul Khadim dama leen koy ñaan te yàlla rek tax parce que on a besoin de vous ndax yéen ëllëg yéenay yor réew mi ëllëg yéenay doxal entreprise yi heure yi yéene maanaam ëllëg yéenay doxal secteur yu bëri yi nekk ci réew mi yéen a koy doxal mar naan nag bu mu leen tax naan petite ndax bu robinet ubbee ñu bëri dineen rus. Franchement am na solo man sax sama yaram dafa doon tonton Médoune ndax ku ci amul mag ju ci dem wala rakk ju ci dem am nga dëkkandoo bu ci dem macha allah mbala nga am mbokkum taalibe bu ci dem te yàlla ji ne fii moo ne Europe moo nekk fépp. waaw ñu leen di ñaanal rek yàlla ngeen toog daal si daat may amoon mbégte ak contentement bu baax doon la dalal tey biir MPROD sa moo mujj. waaw vraiment Diamy ça a été un plaisir ah. vraiment may baalu bépp mbokk internet li dëng man la may baalu ak ñëpp te xam ne li jub yal na yàlla boole yiw bi c'est pour rek mieux faire et puis mieux parler waaye nit nag jubul donc may baalu ak ñëpp di ziar ñëpp di leen wax ni le meilleur reste à venir donc ni ñuy ñaanalante jàmm ak salaam na ñuy yéenante aussi jàmm ak salaam nu xool li am fulla ak li am fayda nu nekk ca te bàyyi ay détails bàyyi ay wax ju sew bàyyi ay defante bàyyi ay xiiroo bàyyi ay ŋaayoo te xam ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar c'est un peuple un but et une foi merci à tout le monde.